beaucoup. Merci à Free Info, Kibarou Bambou et la cellule de communication, la presse de manière générale. Merci aussi pour cette invitation à travers laquelle tey jii moo ko wolof sax dañ doon présenter suñu budget 2022 conseil municipal doon réunir comme ni ñu koy defee at bu nekk bu décembre jotee ñu présenter budget bi validé ko tey jii nag li ñu fas yéene waxtaanee mooy ñu wax leen tuuti ci bilan bi ñu fi def parce que tamit bu ñu nekkee réunion conseil municipal ñu nekkoon benn équipe ak ay conseils di travailler te tey jii fii may waxee ni sax Elhadji Top moo fi représenté conseil yëpp ñu waxtaan suñu daje bu mujj ci at bi te aussi fii ba élection yi dootuñu daje ñu waxtaan fi aussi lu am solo daanaka mu waxtaan boo xam ne moo topp ci débat d'orientation budgétaire bi nga xam ne defoon nañ ko ci weeru septembre bi te ñëpp rafetlu woon ko tey ñu dajee xool budget bi seen bi commune Koungheul am pour 2022 mu yaakaar recouvrer yan dépense la ci war a mën a def liñ ci mën a tënk nag ci budget boobu mooy que mooy budget d'abord buy jeexal suñu mandat bi muy mandat boo xam ne 2014 lañ ko waroon a commencé woon te di ko jeexal le 23 janvier incha allah rabbi mu nekk budget boo xam ne tamit gis nañ ci jàngat yu bari d'abord ci montant bi dem na ba xaw a atteindre 500 millions lu mosul am ci budget Koungheul te loolu daal rafetlu nañ ko lool dafa di ci félicité tamit conseil yi yëpp di ci félicité aussi bureau municipal parce que 464 millions de budget te booy xool it presque 58% yëpp jëm 60 ci wàllu investissement te loolu aussi performance bu ñuy wax budget investissement mais comme ni ñu ko waxee fonctionnement tamit des fois bon parce que ngay fay ay nit pour ñu nettoyer dëkk bi wala ñu buub mbalit bi di ko ànd wala ñuy jàngal xale yi wala ñuy faj askan wi loolu ay dépenses de fonctionnement la yoo xam ne baax na trop bu am ci dëkk te lu bari mairie bi loolu la ay salaire moo nekk ci dépenses de fonctionnement yi naam sax salaire yi bari na waaye dafay mooy tax ñuy garder école yi mooy tax ñuy garder cimetière yi mooy tax aussi ñuy nettoyer dëkk bi waaye mooy tax tamit lépp loo xam ne am nañ ko ci saytu njàngu xale yi toppatoo wér-gu-yaramu askan wi loolu yëpp yu bari dafa dugg ci dépense fonctionnement kon budget bi ñu voté tey budget boo xam ne la ñëpp rafetlu nañ ko kontaan nañ ci waxtaan nañ ne lii def nañ ko aussi pour population te loolu moo ci am solo comme nañ ko daan defee waaye yokk yooyu nag li ñu ko andi tamit mooy xaalis bi nga xam ne jëlee nañ ko ci PACASEN nekk benn projet boo xam ne bailleur de fonds yi lëkkaloo ci ak Sénégal bu ci dimbale commune waaye communes yi nga xam ne nag dañu am performance nga xam ne aussi wóor nañu ne liggéey bi teg nañ ko ci yoon bu commune yëpp ñoo ko mën a amandoor waaye plus ngay liggéey ñu xam ne yaa ngi liggéey te sa liggéey bi baax na ci loolu ko koy am donc loolu moo tax sax tey ñuy voté ay comptes de gestion di voté ay comptes de administratif waaye nag duñ xaar ba mu tardé ñu koy voté di voté ay débat d'orientation di ko teel a voté di voté budget di ko teel a voté loolu yëpp ci performance la bokk te comme ràññee nañ ci commune Koungheul xaalis boobu ñuy jot ci PACASEN dafay yokk te lépp lu muy ñëw lu ciy yokk dañ koy yóbbu ci wàllu investissement ba tax na ren 2022 bii ñu jël dañ ne war nañ ci góorgóorlu bu baax pour jubal orienté xaalis bi lu bari ci marché bi parce que marché bi xat na xataay boo xam ne tey jii mun na andi ay jafe-jafe ci liggéey waaye nag tamit kenn du weddi ne def nañ fa ay investissement yu bari waaye comme ni muy yokkoo dëkk bi di yokk commerçant yi di yokk soxla yi di yokk toujours dafay mel ni rek liñ ci def doy ba tax na
prévoir nañu 2022 bi yokk tuuti def ci yokkaat cantine yi waaye tamit defar ay soupe yoo xam ne yenn yu bees la waaye yenn yi defaraat voilà defaraat bi mooy andi boo gisee yenn kii mel ni boucherie bi tey jii ni mu mel daal doy na waar il faut que ñu defaraat ko parce que bâtiment bi baax na fi mu placé aussi baax na waaye defaraat ba mu rafet ba mu neex a nekk rek moo ci des loolu it dafa laaj xaalis bu bari donc marché bi jagleel nañ fa lu ëpp ci xaalis bi ñuy jot ci PACASEN bi dem na ci plus de 70 millions 74 dañ koy def ci sub yi pôle yi ak daanaka daal marché yi nga xam ne am nañ ko fii ci Koungheul ak ci centre ville bi ak Koungheul Centre di wax ne aussi dinañ yokk sunu loxo commune bi dina yokk loxoom pour densifier réseau électrique réseau électrique aussi dafa nekk ne dëkk buy yokk ni ñu koy soxlaa dafay yokk fan yi néew rek am nañ fi 10 kilomètres yoo xam ne yokk nañ ko waaye dafa mel ni xaaju la doy te 10 kilomètres fu mu dem vraiment buntu waroon na fu mën a fekk courant bi nag il faut ñu xam ne liggéey bi ci mairie bi di am def lu bari du feeñ nii ci bët parce que bu amul éclairage public rek day mel ni mairie bi deful dara waaye 10 kilomètres boo ko defee samp ko ay poto def ko ay fil loolu moo nekk liggéey bu métti ça veut dire que fi mu waroon jaar nit ñi waroon am courant amuñu woon léegi mën nañ xëcc courant branché seen kër peut-être mbedd bi léegi moo ciy nekk lu ñu war a def ay pot ay lampe parce que poto yi am na fil bi am na li ci gënoon jafe ci 10 kilomètres def nañ gis nañ tamit ne DG directeur Senelec bi nekk Kaolack ñëw na fi def na fi mission xool na jafe-jafe yi fi nekk yépp mi ngi commencé di ko lijjanti bi ci njëkk mooy coupure courant yi ak baisse de tension te loolu yëpp aussi gis nañ ne wàññeeku na fan yi te wàññeeku boobu kanam la jëm parce que ay poste courant moo ñu manqué woon diggoon nañ ñu ko depuis 6 mois ñu ngi koy réaliser je pense que benn moo ci des bu ñu ko réceptionné branché ko réceptionné des 10 kilomètres branché leen je pense que yu bari coono yi dina wàññeeku waaye tamit wax na ne li ci des dinañ gunge ñu mottali ko loolu ñun dañ ciy dugalaat ndimbal na ci fekk loxo borom moo tax aussi PACASEN bi am na lu ñu ci prévoir pour aménager aussi réseau électrique bi maanaam jëndaat ay lampes di def ci quartier yi di tirer encore poteaux yi di yóbbu encore fii loolu encore une fois ma rappelé ko loolu moo ci gën a am solo nu ñu mën a yokkee ay poteaux ak ay lampes loolu moo gën a am solo pour courant bi dem ci kër yi dem ci gox yi dem ci gox-goxaan loolu tamit dinañ ñaan population bi ñuy respecter dëkkuwaay parce que aussi fàq dëkk dafa bari te courant ak ndox du dugg ci fàq dëkk heureusement am nañ service départemental de l'urbanisme góorgóorlu nañ ci bu baax pour mu ñëw fi ñu ngi ciy sant aussi le ministre Abdoulaye Seydou Sow taxaw naa ko ci façon taxaw bu nekk guddi ak bëccëg suba ak ngoon ba samp na ko ba service bi commencé na def liggéeyam bu soobee yàlla loolu yëpp dinañ ko restructurer quartier yooyu jéem leen jubbanti jéem leen defaraat ba courant bi ak ndox bi mën ci dugg ci PACASEN bi tamit 2022 prévoir nañ aussi ndox bi surtout ñu tàllalaat ko gis ngeen fan yi yëpp am nañ yu bari yoo xam ne def nañ ko 5 kilomètres réseau moom it ndox waaye ba léegi nit ñi ngi laaj moo tax ñu ne nañ dolliwaat xaalis nañ dolliwaat ay moyens pour mën a gasaat mën a duggaat encore ci ruq yi ak ruq-ruqaat yi balaay booba sax dina fekk ci fan yu néew ñu defaraat kër yi génnewaat yenn yoon yi ci yenn quartier yi nga xam ne dafa amoon benn occupation spontanée koy wax rek ne mairie bi aussi population bi ñoo ne fi nekkal seen dëkkuwaay te dëkkuwaay mooy fi nga dëkk mu am yoon fi nga dëkk mu am espace fi nga dëkk mu am ndox fi nga dëkk mu am courant donc 2022 bi incha allah rabbi loolu yëpp prévoir nañ ko ci montant boobu prévoir nañ aussi yu réembler encore yenn yoon yi parce que taw bi xam ngeen day yàq yoon am na yoon yoo xam ne tànk sax mënoo ko fa jaar rawatina oto wala vélo wala vélo moteur te loolu buñ ci deful dara dafay gën di yàqu buñ jëlee benn exemple rek laa ci jël buntu kër moom si suuf tey jii ni mu mel kenn mënu fa jaar ak feneen ak feneen ak feneen dama jël exemple boobu rek pour ñu xam bu baax li may wax naam sax ñu ngi jéggaani ay tali ñu ngi jéggaani ay machine yoo xam ne dina ñëw pour dimbali ñu ci rendre waaye il faut ñu prévoir tey jii voirie boobu ñun aussi ñu jël xaalis def ko ci bu baax pour mën a atténuer
déplacement difficulté yooyu population bi di am bu ñuy déplacer ci seen buntu kër wax d'accord nañ tamit ne école bi jàmp na am nañ école 8 te war nañ fa tabax classe janvier bi sax commencé nañ sax loolu moom dafa jàmp ñu ngi ciy dox bu baax donc prévoir nañ ko foog naa dina nekk ci action yu njëkk yu ñu war a mën a def ci 2022 bi pour tabax ay salle de classe mairie nag ku koy wax na nga jàpp ne ñun continuité la ñuy wax parce que dañu jëm ay élection ay 2023 beneen équipe mooy ñëw bu beneen équipe ñëwee équipe boobu noonu ak équipe bi dafay mel ni continuité la ñuy wax moo tax bu voté budget bi te lépp luñ ciy def dañuy mel ni dañuy continuer liggéey bi waaye yàlla xam na ne bu élection ñëwee beneen équipe municipale mooy ñëw mooy àggale liggéey bi waaye dafa fekk ne lii buñ ko waxul léegi def ko léegi dafa am lu bari loo xam daf ñu mën a rëcc ci jeexeetalu 2000 ci jeexeetalu yi mu war a mën a am ci fakaseen bi xaalis bari la ñu war a mën a andee loolu daal lañ amoon ci présenté ko budget bi nga xam ne def na tey 464 millions pour la première fois donc 273 yëpp tey jii investissement lañ ko def waxtaan nañ nag lu bari ne tamit budget baax na yokk na waaye pour nit ñi am jumtukaay yi pour liggéey pour nit ñi am xam-xam bu ñu ko liggéeyee pour que agents municipaux yi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéey acteurs yi nga xam ne ñoo fi nekk di jàpp ci liggéey bi ñoom ñu former la ci lan lañ leen di former nan la ñuy gérer mairie bi nan la ñuy gérer investissement nan la ñuy gérer ay marché public nan la ñuy fexe ba patrimoine bi ñu am ñu mun ko saytu